Ahmed Mbaye, directeur de campagne de la coalition citoyenne And Siggil Thiès du président Abdoulaye Dièye. li xew tey mooy installé nañu maire bu commune bu Thiès Est bi ñu fal provisoirement muy Ousmane Diagne ñun nag coalition citoyenne And Siggil Thiès suñuy conseil demuñu ci parce que dañu jàpp ne mënuñu def recours ci cour d'appel di xaar administration bi waroon na xaar mais xaaruñu ñun nag yilifuñu administration moomuñu leen ñun lu ñu gëm rek mooy ay citoyen lañ droit la ñu gëm république bi lañ fi nekkal jàpp nañu ne bu cour d'appel bi àttee daañ ñu jox dëgg li tax ñu ñuy jox dëgg mooy dañ ne vote bi day commencer 8 heures jeex 18 heures waaye vote bu dem ba 23 heures te gisuñu benn arrêté boo xam ne préfet sous-préfet génnee na ko parce que arrêté da nga koy bind nag boo ko bindee doo ko nëbb da nga koy jox président de bureau bi ñu numéroté ko affiché ko ci bureau bi te loolu amul kanaa loolu amul dañu jàpp ne wax dëgg yàlla bu ñu waxee le droit rek parce que juges yi ñun wóolu nañ leen wóolu nañ justice Sénégal parce que ñun ay citoyens lañu ay républicains lañu président Abdoulaye Dièye ku ko xam ko ci dal xam ko ci yar xam ko ci honnêteté xam ko ci patriotisme xam ko ci bëgg dëkkam bëgg réewam moo tax mu jël alalam di ko def ci askan bi depuis 5 ans te da ko liggéey ba mu lew ko donc tey jàpp nañu juge bi bu ñuy ñëwee affaire bi dafa simple lii la code bi wax mooy 8 heures la ba 18 heures yow dem nga ba 23 heures amuloo këyit amuloo bataaxal amuloo firnde amuloo mandarga buy wane ne li yoon wax def nga ko ñu yokk vote bi ba 23 heures gars yi def ay bourrage nekk ci isoloir bi bañ gàcce ba ay juróom ak juróom benn di tëj ay fanweeri nit ci ay bureau ñuy voté xam nga ne loolu suñu àttee yoon rek dañ koy dindi suñu ko dindee nag li xewoon Podor moo fi xew ndax Podor maire ba toog na fa ay weer à l'époque Racine Sy Aïssata Tall Sall def recours cour d'appel bi cour d'appel joxee Aïssata Tall raison jox ko dëgg ne ko yaa am dëgg code bi yow la àndal yoon bi yow la àndal dañoo dem préfet ba wala sous-préfet ba daal di dindiwaat maire bañ fa tegoon tegaat fa Aïssata Tall Sall ba moo fa mujjee nekk maire tey nag Racine Sy gagné na gagné bu leer ba tey da xëy ne moo fay maire mais loolu nag jàpp nañ ne mooy amaat Thiès parce que fi ñu ko teg rek ñun duñu sëriñ bu xaabawuñu li ñu gëm te gëm nañu yàlla mooy joxe waaye booy gagné dafa am ay règle bi lii lay bañ ñoom jalgat nañu règle bi te teguñu ko ci yoon te code bi li mu wax mooy su fekkee dañoo yokk ay bureau de vote yoo xam ne nii amul benn firnde ak benn bataaxal bu préfet bi génne te vérifié nañ te amul fenn kenn mënu koo génne kenn mënu koo créer ndax ñun duñ ko nangu ñu koy créer nag il n'est pas question te bu ñu àttee loolu daañu xam ne vote boobu kat valable ndax vote bu kenn contrôlé wul la ndax daa waroon taxaw 18 heures mu dem ba 23 heures donc bu ñu àttee yoon dañuy daal di annuler bureau yooyu te boo annuler bureau yi coalition citoyenne mooy jiitu Benno topp ci Yewwi day jël 3e te su boobaa it mairie de ville bi li tax ñun suñu conseil duñ fa demaat mooy loolu ndax 16 conseils yi jógee ci commune est bi pour représenter la commune ca mairie de ville ba su fekkee dañoo taxawal mairie de ville bi ñun ñu jox ñu dëgg bu ñu dindee mairie de est bi dañuy dindiwaat mairie ville bi ndax conseil ya ko voté woon amuñu légitimité voté ko donc kuñ fa faloon ngay adjoint au maire da ngay dañ kuñ fa faloon ngay président de commission da ngay dañ conseil yi de représenté woon te ñoom waruñu woon tamit dañ leen di dindiwaat donc ñaari désinstallation moo fi nar a amaat ndax dañoo installé ñaar ci yàkkamti te mënoon nañoo xaar cour d'appel bi daaneel ndax tribunal baa ngi nii soriwul comme weer la te def nañu presque 2 semaines li gënoon mooy xaar mais administration bi comme ñun yilifuñu leen ñun moomuñu leen mënuñu leen a orienté ci lu leen neexul xëy na du ñu seen i kilifa mais ñun ay citoyen lañu ay républicain lañu jàpp nañ ne yoon bu àttee dinañ ñu jox dëgg mooy le droit sera dit te droit bi li mu wax mooy boo yokk vote bi dafa war a am këyit te këyit amul te ñëpp am nañu firnde ne wax dëgg yàlla ay jalgati yu rëy am na ci seen biir sax nañ ko xam donc nañu xam ne installé nañu dégg naa ñuy wax officiel mais nañ jàpp ne maire provisoire la waaw loolu moom Ousmane Diagne on n'a rien contre sa personne waaye na xam ne nekkagul maire loolu moom na leer ci seen bopp conseil yi fay toog it kuñ ci fal provisoirement lañ la fal buñ la falee adjoint au maire jaragul ngay takk écharpe parce que dañ koy dindiwaat rek te am na yoo xam ne nii mën naa ñàkk waaw man mii nekkoon naa premier adjoint au maire man sama écharpe ñeenti yoon laa ko takk te ay défilé la woon affaire bi du raaya affaire bi sacerdoce la laxasaay la war a doon pour nga liggéeyal askan mais bala ngaa liggéey askan dañ lay wóolu askan bi Abdoulaye Dièye la ñu wóolu ak coalition citoyenne And Siggil Thiès
te daañu ko topp ba mu sës fu luñ ci yoon may daañu ci dox ba ca Cour suprême bañuñu ko ndax loolu mooy Sénégal te droit la ñu nekk démocratie la ñu nekk. donc na ñëpp remobiliser bu kenn découragé fi ñu taxawoon nañ fa taxaw dañuy topp le droit te jàpp nañ le droit yoon dinañu ko jox ndax juge yi wóolu nañ leen ndax ñoom ñëpp Sénégal lañ fi nekkal féetewuñu dañuy tëddee njaaxaan. Madame le maire Mame Mbaye Guèye, tête de liste proportionnelle de la coalition citoyenne And Siggil Thiès avec le président Abdoulaye Dièye. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp la coalition bi di leen féliciter encore une fois ci seen taxawaay ak kóolute bi leen Thiessois yi wóolu di wax ni tey li ñu fi dajale en tant que conseiller municipal demuñu ci benn installation parce que ñun gëmuñu loolu li ñu gëm mooy dañu déposer un recours dañu contester résultat yi fi xew li tax monsieur le maire Ahmed Mbaye expliqué na ko léegi il y a irrégularité de vote il y a fraude li ñu war nag mooy ñu toog xaar tribunal cour d'appel bu defee li ko war ndax ñun nag ñu wóolu suñu justice lañu nous sommes des républicains nous sommes démocrates te nous sommes dans un pays de droit aussi ñu wóolu suñu justice ñu déposer suñu recours ñu toog di xaar du ñu dem nag toog ci benn installation di ko cautionner wala ñu cay tàccu wala ñu cay joxe suñu avis wala suñu mot ku am justice boo wóolu ba nga dénk ko li nga ko war a dénk da ngay xaar mu àggale ko ñun nag lenn rek a ñu jaaxal ci Thiès muy administration bi xamuñu lu tax muy yàkkamti ak di gaawantu di installer ba tey it day jaxase suñu bopp rek waaye terewuñoo doon ki ñu doon terewuñoo doon Thiessois bi ñu doon ñun nag ñi nga xamante ni ay conseillers lañu ci commune Thiès Est comme dañu contesté woon suñu principe de base mooy la constance et la cohérence comme dañu déposer recours ñun dañuy toog xaar ba lu ñu yoon jox ñu jël ndax kat kenn gënuñoo doon ay doomu Thiès fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo Thiessois yi wóolu le président Abdoulaye Dièye jël carte yi jox ko mu war a ñëw nag defar Thiès yaakaaru Thiès bañ a tas ndax Ablaye kat mooy njariñu Thiès juróomi at ci ginnaaw li mu fi def ba ñu tuddee ko maire officieux ñun looloo ñu doy ba tax ñu àndoon ak moom ci la coalition citoyenne And Siggil Thiès te it ñuy wax ni mairie bee Ablaye lañ fa war a installer officiellement man bañ ma woowee ma yóbbu sama casier di jëli convocation dama yaakaaroon ni Ablaye la ñuy installer mais ba ma xoolee ni keneen la ñuy installer damaa dem toog sama kër ndax man am na loo xamante ni mënuma déposer nag ba pare di xaar justice war a def ñii di gaawantu te ñiy gaawantu ñépp yëg nañu préfet yëg na képp kuy administration xam nga ni recours am na mënoon nañu nag xaar résultat wu recours ñu installer officiellement Abdoulaye Dièye fii ci Thiès Est ak ca mairie ville bu loolu weesoo ñun nag dañ leen di sant di leen gërëm surtout nag conseillers yi nga xamante ni ñu ngi bokk ci la coalition citoyenne And Siggil Thiès ñu toog jàpp seen njàmbur ci bépp installation provisoire ndax fii ku ñu fi teg c'est provisoire yoon buñ ko jaaralee ci yoon Abdoulaye Dièye mooy maire Thiès Est mooy maire Thiès ville fii ci Thiès jarul yàkkamti jarul xuloo jarul xeex jarul coow lu bari jarul personnaliser aussi débat bi am nañu justice bu ñu wóolu te dinañ def li ci war. C'est Modou Thiam, conseiller au niveau de la commune Thiès Est. ginnaaw bu ñu leen nuyu jaajëfal leen ci ndaje bi sama prédécesseur yaakaar naa ñëw nañ amplement ci détails yi ñu xamal leen tey alxamis bi ñu nekk l'autorité administrative en l'occurrence le préfet dafa ñu convoqué woon pour ñu assister à l'installation du maire
ñu tuddee ko faux maire ñun ñu daj jàpp ni ñun les élus de la coalition citoyenne And Siggil Thiès bu président Abdoulaye Dièye unanimement ñu ne duñu tontu ji duñu wuy ji ci convocation boobu et li waral ñu duñ ci wuy ji lu simple la mais lu cohérent la également parce que mun loo bëgg lenn ba pare bëgg safaan ba tubaab naan on ne peut pas vouloir une chose et son contraire kenn umpalewul ni bi ñu jógee ci élection yi ñu seetlu ci ay irrégularité maanaam doxalin bu yellul ci yenn centre de vote yu mel ni Kabassal Diamaguène ak ñaari Parcelles Assainies yu mel ni doxalin yu sellul yu mel ni jéggi waxtu wa ñu waroon dakkal vote bi doxalin yu mel ni bourrage des urnes doxalin yu sellul yu mel ni également ay surcharge ci yenn isoloir yi ba nga xam li ñu tuddee sincérité du vote amatu fa bi loolu amee bi élection yi jàllee ñun bi ñuy toogee suñu carte générale di recenser les résultats ñu jiitu woon ñëpp de 417 voix ba génn sax dem di jubilé ji moment boobu ndekete am na ñu ne ca suuf di continuer vote bi ci anam yu teguwul ci yoon ba bii suñu jotee résultats yooyu bi ñu ñëwee ñu xam ni nag ñoom ndekete continuer woon nañ vote ba yenn heure yoo xam ni jéggi na dayoo loolu moo indi problème yi ñu ne comme dëkk bi am na yoon te suñuy ndaw fippu woon bëgg a taal ay pëna bëgg a yëngal dëkk bi bëgg a def naka sudul na comme yàlla daf ñu baaxee kilifa gu dal kilifa gu teey kilifa gu apaisé ñu sermoné xale yi delloo si leen dëkk bi am na yoon jarul taal pëna jarul lakk mairie jarul def dara toog leen ñu régler ko fa yoon fa ma xam ne doona benn lii moo waral ñu dépose lu ñu tuddee recours te loolu constitution bi moo ko permettre ci recours ba ñu jël huissier ñu jël suñuy mandataire jël mandataire beneen coalition ba ñu joxe seen version des faits wax la fa am ni yokku nañu waxtu voté bi te gisuñu arrêté affiché wuñu arrêté te constitution bi ni tant que dañu bëgg a yokku waxtu vote bi dañoo war a am arrêté pare am arrêté doyul sax mais na nga ko affiché ci buntu ba bu ko defee ku ñëw xam ne arrêté bi vote prolongé vote bi mi ngi ni ñu affiché ko en bonne et due forme comme am nañu yooyu ak yeneen yi ci nekk ci détails yi ci biir ñu ne nag dañuy saisir la justice bu ñu saisir justice ñu toog di xaar jàpp ni parce que dafa am loo xamante ni xel moo koy eggale ñun jàpp nañ ni bu fekkente ni am jongante am na ñu ànd ñi war a àtte dañu war a àtte ba pare doo ko installé moo tax biñ ñu convoqué ñun ñu ne duñ ca dem ndax day contradictoire nag ñàkk caa dem boobu moo waral ñu woo presse bi pour leeral ñi nga xam dañ ñoo wóolu ba dénk ñu seen baat def ñu ay conseil ndax boo fa demul te leeruloo day mel ni ñàkk worma wala ñàkk yëg wala ñàkk respect loolu mooy raison bi tax ñu convoqué conférence de presse bi li tax demuñu fa recours bi la ñuy xaar dañ koy topp jusqu'au bout am na ñuy nag c'est pas suspensif kenn waxuñ ko fenn ci code bi vide juridique la interprétation la préfet def na li mu war a def ñun def nañ li ñu war a def parce que Ahmed détaillé na ko sànq bu fekkente ni da nga installé ba nommé ay adjoint au maire recours bi ñëw te ña nga nommé adjoint au maire amaana xëy na bu recours bi ñëwee dootu leen favorable bañ nekk fa conseil ba nekk adjoint au maire foofu problème lay doon daa fekk ni Sénégal nag nous ne sommes pas très bien préparés ci ay bataille juridique ba bu jigee koy def sax dañ naan dañ la ci découragé waaye ñun tey lañ gën a am la ferme conviction que le vrai maire l'original maire est tout prêt il est là il est beau et il s'appelle Abdoulaye Dièye te am nañ yàqin ni à l'issue de ce recours danañ dem désinstaller waat le faux maire installer le vrai maire avec ses vrais projets et ses réels et ses originaux conseillers ñu defal la ville de Thiès et la commune de Thiès Est loolu lañ doon indi ci cadre de sant ñëpp di gërëm jërë ngeen